ay mu dem ci mool ba jaaxle. mbokk yi retenez la bonne nouvelle xibaar ba ñëpp doon xaar yegsi na muy inauguration quai de pêche bu Bargny. ak kàddu bi ñu indil dama xam am yaakaar ne ñi fi toog ñëpp kenn du leen jàngale fii parce que la nekk dëgg ak bàq yi xam nañu kon nag lii ma di gëm mooy kee ñun moo li ñoo war a dund waaye waruñoo tudde kee parce que dafa am ñaari kii rek yooyu yoo xam ne dama koy posé parce que dama fi gis ay teeru clandestin dafa xamul ndax ëllëg ndax tout espèce day teer si kër yi am dafa am yeneen dañuy bàyyi yeneen i gaal ñuy teer fa nekk te dama wax yaakaar ne kër pour mu dund bépp produit bu ñu mën a indi si dégg si géej kër bi la war a ñëw ba sax bu ñu mën a yóbbu yeneen i gaal yoo xam ne yi man doy ñëw fii parce que yooyu fi avantage bi kër nga la waaye lii fi jiit si gàddu rafet na kër bi kenn du ko jàngal si kenn ala loo xam ne ñëw na à son heure noonu góorgóorlu bokk day bokk bàyyi ba gérer parce que loolu rek am solo bu doon jàppante kii rek ba ñu indil leen kii na nga am man tool yi taxaw téye li nga xam ne moom la ñu indi nga xam ne njëriñ la parce que bu ñu laa xam ne njëriñ la bés bu tàbbee ba ñu commencé laaj ko dugg parce que nit ñi nii baaraam yi si dëkk noonu ñuy yorte waaye nag ku nekk xam na lu jaadu ak lu jaadu kon ñu am esprit de dépassement parce que ñëpp mënuñoo yor. waaye ñuy jàppale nag ñi nga xam ne ñoom lañ fi teg mu mel ni yow yaa fa ne buñ ko defee rek lépp mën naa baax. mais nag tey fi mu toog nii war naa mën a am xelam war naa mën a dal ci ne bu subaa bu nga delloo kay bi ba population bi ñu ko bëgg dinañ ma ko defal ba mu si mus donc loolu il faut ñu noo kaa génne si taabal mais pourquoi moo li ban bi ba ñu génne ban bi dañaa civilisé dañaa respecté loi yi nga xam ne moom la ñu wax rek foofu kon dañuy doogee fii respecté ñu loi yi ne fii te loi yi nu mu tudd méngoo code de la pêche kon ñoom li ñu def rek ñoo ko teg ils sont mesures ba pare ay boromi xam-xam la ñoom ñëpp ndax maa ngi wax boo ma sàmm wax ma dem boo ma dee sama adresse ko bëri mais moo li baax ñu la wax est-ce que waaye def rek ak tey parce que ay moo lee kale lañ ay original moo lañ xam nañu liy baax xam nañu liy bokk kon kër yi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun si ñu ay loxo ñu xam ne man amul du kër ma sàmba du kër ma demba du kër njàng du kër bu ñu lanka du kër ñun ñëpp ñoo ko bokk doon joxante loxo fi mu ne nii nag tout début est difficile actuellement daa difficile. maire nu ngi la sant di la gërëm naan yow am na nu jot ba léegi baan soxla noonu am sa jot Bargny lii fi nekk si mool la ma la wax ni ngeen xamul nan lañu toll kay bii nu am na si kay yi gën si la bokk parce que si kay yi gën si la bokk parce que kay bi dépendrewul si tabax bi ñu tabax nii rek moo la jox avantage bi moo la saret bi ba soxla ay jën mën na laa fekk ba taal oto ba soxla ay jën mën na la ba gaan yi baree te nekk teer kii soxla say jën faa teer mën na la faa fekk taxaw ubbee bi mu dem si moom mu génne dama yoon kenn du xatal kenn Tingéej mën naa fee teer 2 heures du matin 9 heures fa laa fekk lan laa yor 30 kees bi laa yor daana taxaw xaar gaal nga génne dugg ndaje feeba xaar donc bon nu ngee sant yàlla moo lii Assane wax rek ñu ràmbale boor bi mu normal ñu ràmbale boor bëri ñun noonu suñu Bargny kenn du jàngal li ñëw suñu kayit bi def loo xamante ne ni neexul li xamante ne mooy sécurité kayit bi ñun noo koy def li nga xamante ne mooy armée blanche bu mu fa duggoo li nga xamante ne kii mooy drogue bu mu fa duggoo li si desaat mooy poste boo xamante ne bii maanaam bu ñu amee sax police municipale yi sax mu nekk ko ñu xam ne poste bii kat police municipale yi ñoo fi nekk ku si def nag surtout noonu ñu def intervention. dégg nga lëf mbaa mu wax lëf mu am bu amee delloo sa borom sant ko ndax lii lépp lu mu si loolu yàlla nga doon dogal tey bu ñu amee ñu sant ko monsieur le maire xam nga monsieur ñu ngi leen gërëm benn si waxtu waay xale yi li ngeen wax yëpp dégg nañu ànd bokk ndey bokk baay yëkkati ndoom tëral ndoom kee kenn li doon ak kee kenn ko jàngal ba la am mbuur
mu am ci wàll bu benn règlement rek dafa am moo la kenn du dóor kenn doomu jàmbur kenn du ko dóor wala nga dóor keneen moom ma xam ne nekk si kaan nga dóor ko seen doo ñëw dóor kenn boo gisee du la jaxal di xale ah ko mëntu doon owal demal bureau bu oote ñu si kooku mu yóbbu ko bu ñu ko yóbboo waxtaan bu kenn dóor kenn bu kenn dóor kenn ba ñu yéene ko mën a liggéey ndax yéen toll si jamono yooyu ñun buñ ci tolloo bu kenn dëkk yi nga tudd yëpp teg nañ suñuy tànk man baal naa ba teer Ndar baal naa ba teer Kaolack amagul fii ñu bari ñu fi def maanaam Mass Thiaw ànd bi baal ànd ko ba teer Ndar donc dafa am loo xamante ni lu waa bari ñu noonu la war ma dégg nit ñi di ko wax te nekkul si ñun bés wax nag sant nañu bokk ndey nañu bokk bàyyi bu ñu xool ne caan la noonu nañu xool la muy jariñ waa bari mais bu ñu xool ne caan la rek lu mu wax duñ ko def déedéet ba léegi bu ne mu oote duñ ko def non 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 njariñ da sa oote ba ak la mu jëriñ waaye moom ngeen war a xool dañ nekk nag phase inauguration quai de pêche bi tay rek dañuy gërëm monsieur le maire bi xam ne wax nañ ko kenn ku ne jàll depuis 98 boobu Alassane Dieng Ndiaye moo doon ministre de la pêche ñu programmé ko ba mu fa jógee Omar Sarr moo doon ministre de la pêche mën naa ko li bi si 13 Omar Gueye mi nga xam ne mooy le 13e ministre de la pêche yàlla mi dara teewul mu semale ko si moom mu indi fi quai de pêche bi ñu doon ñaan depuis 98 mu tegu si la xam mu teg sa monsieur le maire Abou Ahmed Seck si ndigalu président de la république ñu koy gërëm di ko sant ko ñaan yàlla. ay kilifa ñoo fiy ñëw ñi ŋànk pesu Sénégal ñoo fiy ñëw donc xalaat bi ma am mooy le jour J képp ku gaalam demul géej Bargny géej Minam ba Ngouda képp ku gaalam demul géej mu ñëw cercle devant le quai de pêche képp ku teel a teer jubal foofu cercle sa gaal au moins là les autorités bu ñu gisee 100 gaal devant eux seen xalaat li muy dem mooy ñii ñu mën a dimbali lañu ñii quai bi ñu leen defal nii mérité nañ ko bu boobaa lépp lu ñu bëgg nañ ko am donc loolu et puis dafay rassurer parce que nit bu sonnee nit bu investir si dara gis firndeel bu ko war ni li mu def nii jar na ko li mu def nii daf ko war a def donc kooku day am courage defaat leneen day am courage yu jàppale la. may ñaax pêcheurs yi li nga xam ne loolu mooy permis de pêche bi commencé nañ ko 2019 dañu wax ne c'est à partir du 1er janvier dañu koy commencé jusqu'au 31 décembre mooy année bi mun nañu may moratoire ci taxe bi janvier février au plus tard mars war na fekk ñëpp fay su fekkee ne fayoo loi bi dafa wax ne dafa am taxe majoration de 3% par mois loolu la loolu donc ku war a fay 15 000 francs normalement soo ñëwee mois d'avril non seulement di nga war a verser 15 000 francs yi mais am na majoration 3% de janvier février mars ñu teg ko ci 15 000 francs bi nga war a fay nga yóbbu ko ak trésor nga fay noonu lay continuer jusqu'au 31 décembre. di doon lay sant yàlla nag bu baax a baax di wax ne man sama rôle ci bu rôle président de la république ñu koy gërëm dinaa ci ñëwaat rôle ministre de la pêche Omar Gueye dinaa ci ñëwaat mooy fa ñuy séddaatlee fexe ba am lu ci Bargny am mooy quai bi jotaay bii day wane ne transition mi ngi am maanaam mbir mi mu ngi jóge sama ay loxo suñu ay loxo di dem seeni loxo parce que du man maa fa teer du président moo fa teer du keneen moo fa teer waa Bargny ñoo fa teer c'est vrai que ñun lépp la noo doxal fii ci ay waxtaan lañ kaa doxale lépp fii lañ fay def ci ay waxtaan lañ koy defee moo tax ma wax ni damay moytu teg mbir te ñi nekk ci digg bi ñi nekk au cœur waxuma ak ñoom muy mool yi mu ñi la dem gi loolu man dama kaa faral moytu
wax ji ñu fi wax rafet na mais problème bi du wax ju rafet parce que wax ju mel ni yàgg nañ di ko wax ci ay jotaay yu bare tey fi ñuy xaare mooy li noo wax ñu jëf ko ñépp nag ca mairie ba mool yi acteurs yi représentants yi ñépp ku ne li ngay wax nga jëfe ko dinañu am une gestion bu wér bu leer incha allah loolu man maa koy téyeel sama bopp moo tax ma teel a ubbi ñii ñetti weer a ngi ñuy waxtaan mooy représentant yi am ngeen ci ay représentant ñetti weer a ngi nii ba ci ñett guddi ak bëccëg ñi ngay waxtaan tey gise na nox in suba yàlla xam na da ngeen di dem géej din la liggéey moo tee dajew nu fukki yoon mais man képp ku jege mairie bi xam ni ñuy doxalee eh bien dinaa xam ne waxtaan lépp ci lañ ko laal lépp parce que it mbir it boo ko waxtaanulee day xaw a am lu muy nurul man mënuma leneen lu dul loolu kee bi waa Bargny ñoo ko moom kee bi groupement bi koy gérer ay waa Bargny kese dong ñoo ci nekk ñun texte yi tënk na xaalis bu fu jógee fan lay dem lii mooy dem ci formation lii mooy dem ci fonds de réserve maanaam lu ñuy denc ëllëg bu amee lu yàqu ak ni ñu koy defee lii mooy dem ba ci salaire yi dañu ko tënk salaire yi bénévolat la nag la ñuy wax bénévolat maanaam amul luñ la ciy fay pour ñii ko bëgg gérer suba jaadu na yoon la ay waa Bargny ne ah ñun de am nañu xam-xam bëgg nañu kaa gérer doon takt mais nañu xam ne lii kenn du ci fay kenn bu doon da koy wax ku yebu rek na préparer aw ñaxam parce que loolu laa dundee ñaxu ñépp rek ñoo see dund loolu mooy li nga xam ne nii mooy taxe yi jëm ci mairie bi bii formation bii salaire tudduñu ko sax salaire mooy indemnité parce que it nit ki dafa am lu mu ciy dox di nga ci dem réunion di nga ci lii indemnité la tudd bii nii fonds de réserve te bu nekk dafa am lu ci yoon wax mais man garantie bi ma bëgg a joxe fii te bu soobee yàlla noonu lañ koy doxale mooy ni ko texte yi waxee lañ koy defee loolu moom wér na wax nañ fi ay éléments sécurité c'est vrai lu ndaw li ma def ministère de la pêche xam naa ni sécurité bu amul effectivement problème day am te it jarul muy doon quai de pêche lépp loo gis bërëb kaayu liggéey ak dëkkuwaay sécurité ba fa amul effectivement di indi ay problème ma jàpp ni sécurité bi ñetti parti ñoo ci mën a taxaw mu jàll ñun comité bi nga xam ne ñoom ñoo kaa gérer dinañ leen wax lu wér ci moyens yi nga xam ne dañ ko war a bàyyi ci sécurité benn ñaareel bi police dinañu am ak ñoom ay jotaay pour que ñoom it ñu fay am taxawaay bu wér police municipale wala déet xalaat la dinañu ko jàngat ñetteel bi mooy ñi nga xam ne ina faa teer parce que sécurité boo gisit nit ki am na rôle boo xam ne moom moo ko ci joué bu fekkee ne waa Bargny ya fay teer defuñu comme ni ko grand bi waxee fii la ma dëkk la ma nii la ma def keneen du ko fa sañ a def keneen du ko fa sañ a def bu fekkee ne borom gaal yi wàcc nañu am taxawaay vigilance mooy li ñu naan vigilance citoyenne taxawaay boobu buñ ko amee kenn du fa ñemee def leneen te fii nag ak waa Bargny du fi sàcc donc si nun ñi faa teer dañ ci am lu rëy ñi nga xam ne ñoom ñoo kaa gérer dañ ci am lu rëy ba noppi ñun mairie ak police ñett ñooñu bu ñu àndee gëm naa ne fii nii du ñu fi am ay problème mu sécurité chance bi ñu am fii mooy
quai bi dafa accessible maanaam da ngay génn rek tegu ci route nationale chance bi nga am bu ñu am mooy quai bi dafa am visibilité nit mën na di jaar tàmmoon jënd feneen jën ñëw gis ah tiens jënd fii jënd moo may gën a yomb quai bi dafa am espace bu ubbeeku loolu rek élément wu sécurité la parce que en général affaire bi bu ubbeekoo rek day participer ci sécurité et effectivement am nañu agrément lu waa Tëngéej amul ak yeneen te foofu it fépp foo fa teer rek ci quai bi nga teere mais benn buntu moo am pour génne effectivement bu boobaa ñi war a jël taxi dinañ ko def ni mu waree mais loolu chance bu rëy la mën a teer ci espace bu ni mel xam ngeen Pointe Sarène xam ngeen quai yu bëri mais bii nii xam ngeen ne dëgg espace bi moom amul feneen Mbour tey ñu ngi bëgg def beneen mais am problème extension parce que problème yi jombul am nañu ko xam ci yéen donc loolu benn chance la ba noppi am li ëpp solo am ay gaal am ay jàmbaar am ñoo xam ne xam nañu mën nañu bëgg nañ seen métier mooy yéen fii toutes les conditions sont réunies pour que quai bi ma waxaat ko mu doon premier quai wu Dakar ba ci biir Sénégal surtout que dëkk bi mu ngi dabuset ñëpp fii li fi nar a doon ci ay nit quai bi mën na leen a dundal ba dundal ñi nga xam ne ñu ngi au delà yàlla def na am nañu espace benn bu doxee suba day continuer di dem parce que am nañu espace bi nag dinañ ko sàmmal nu bopp espace bi ci biti dinañu ko sàmmal nu bopp duñu ko jox kenn ka xamee ne du fa def lu dul bu ngeen fàttaliku bu baax pour ñenn ñi bi ñu amee problème mu maison de la pêche bàyyi laat mu ngi fële ak président Assane Ndiaye depuis fële jamono boobu ba mu leen woowee dama leen wax ne ñu ngi ci ay jéego yoo xame ni fële la ñu bëgg a def mu doon le premier pôle de pêche du département ñëw leen fële maison de la pêche ma nga fa tey quai am na fa te am na complexe frigorifique yoo xam ne gouvernement du Sénégal mi ngi koy def ci biir Sénégal 19 complexes frigorifiques commencé nañu Fatick Aéré Lao Bakel ak xawma fan ak fan te fii da ciy bokk projet bu 400 millions la ñetti chambre froide fu ñuy denc ay jën ñaari camion frigorifique ak ñetti machines yuy defar ay glace ay capacité yu am solo loolu wér na mais li fa nekkagul nu ngaa gis tey moo la maison de la pêche ba noppi quai de pêche bi beneen bi dina ñëw ba pare ñu bëgg fa ngandum marché au poisson marché boo xam ne day jaay ay jën ñu ngi ciy dox loolu noonu yëpp bu ñu ko boolee amul feneen fii ci Dakar wala feneen foo gis loolu yëpp ci benn espace tafu na route nationale mu mel ni benn par benn la ñuy teg mais il faut fi ñu xool ñun nu àndandoo xool fa moo la secteur pôle bi gën a rëy ci mbirum pêche ci biir région de Dakar ak Sénégal Thiane wax na tout à l'heure li nga xam ne waa Bargny ràññee nañ leen fépp lu ndaw li ma ci nekk 8 mois yi ma nekk ci secteur bi Pointe Sarène dem naa fa gis naa fa ay Bargny yu bëri mais témoignage yi may dégg ci biir waa Bargny Ndangaan Sambu Pointe Sarène wala feneen man fierté laa ci am parce que dama koy dégg nag day ñëw ci man foo dem ak kii de Bargny la dëgg dañu yàq di wax la li ñu xam si waa Bargny te lu rafet nag la laa fa gis lu rafet kese dong laa fa gis. loolu vraiment la ñuy xaar si yéen di wax ne quai bii assurance bi ma joxe mooy gestion bi dina net dina wér dina leer loolu moom man assurance boobu mën naa ko joxe te dinañu continuer di am ay waxtaan donc li ma dese rek mooy gërëm leen sant leen rafetlu kàddu yi ñun ñëpp a bokk benn bopp lañu yàgg na noo dem ci dëgg jàmbur yàlla def na tey mbir maa ngi suñu loxo président Macky Sall léegi mu wàcceeg ñun bu ko inauguré ministre Oumar Gueye léegi mu wàcceeg ñun bu ko inauguré ñun wuy si la ñu bokk mënunoo wàcc danoo continuer ànd ak yéen mais li ci ëpp nag li ci des li ci ëpp si lu loxo la ne xaw ma ci benn jaaxa-jaaxa rek gëm naa ne incha allah li ñu bëgg teg ko ci dëgg teg ko ci liggéey yàlla dinañ ci jàppale.
samedi lay doon 26 janvier 2019 fële sa place Ndiolmane ki koy inauguré nag di le premier ministre du Sénégal Mohamed Boun Abdallah Dionne ànd ci ak ki nga xam ni mooy le ministre de la pêche et de l'économie maritime di Omar Gueye waaye aussi ak Gueye Ahmed Seck du maire bu Bargny. yow mi teew fa war na la ndaxte lii kat ndamal Bargny la ñun ñëpp nag nañu daje fële ca Ndiolmane samedi 26 janvier 2019 ñu dalal gan gi nga xam ni ay atang yi ñu ko doon xaar ci gannaaw. quai de pêche bi kat nekkul leneen lu dul suñu ndam donc ñun ñëpp nañ fa teew. Manu doon weesu moo doon wut sëgëm su ko neexee su ko